N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. Chers frères et sœurs en l'islam, premièrement, la belle fin consiste dans l'assistance divine accordée aux fidèles croyants d'ici-bas pour lui permettre d'éviter tout ce qui suscite la colère du Maître transcendant, de se repentir pour les péchés et actes de désobéissance, de s'engager résolument dans la voie de l'obéissance et de la bienfaisance, et de perpétuer tout cela de sorte à mourir dans un bon état. Cette idée s'assiste dans ce hadith authentifié par Anas ibn Malik, selon lequel le prophète d'Allah dit: Inna Allah إذا أعلى الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. Quand Allah veut du bien à son serviteur, il l'utilise. Comment disait le prophète d'Allah? Il l'assiste à accomplir de bonnes œuvres avant sa mort, rapporté par Imam Ahmad. La belle fin a des indices dont certains sont connus par l'agonissant, tandis que d'autres n'apparaissent pas aux gens. Deuxièmement, quant au signe perceptible qui permet à tout chacun de savoir qu'il jouit d'une bonne fin, il consiste dans la bonne nouvelle apportée au mourant à propos de son agrément par Allah très haut et son éligibilité à l'honneur accordé gracieusement par Allah le très haut. À ces propos, le Tout-Puissant dit: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et disent: n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle au paradis qui vous a été promis. Cette bonne nouvelle est communiquée aux croyants mourants. L'idée s'atteste encore dans ce hadith cité par Bukhari et Muslim, d'après la mère des croyants Aïcha Umm al-Mu'minin, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah aime rencontrer quiconque aime le rencontrer et déteste rencontrer quiconque déteste le rencontrer. Ils disent: Ô prophète d'Allah, détestez la mort, nous la détestons tous. Il dit: il ne s'agit pas de cela. Mais quand le croyant reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde divine et son agrément et son admission au paradis, il aime rencontrer Allah. Et quand le mécréant reçoit la bonne nouvelle portant sur le châtiment d'Allah, le châtiment qu'Allah va lui infliger parce qu'insatisfait de lui, il déteste le rencontrer et Allah lui la rend. An-Nawawi dit, rahimahullah, le fait d'aimer ou détester n'est religieusement considéré que quand il se manifeste au moment de rendre l'âme, instant où le repentir n'est plus acceptable, puisque le sort définitif a été dévoilé au mourant de sorte qu'il lui apparaît ce qu'il va devenir. S'agissant des indices de la bonne fin, ils sont nombreux. Des éléments les ont recensés en étudiant l'ensemble des textes rapportés à cet égard. Et voici quelques-uns. Premièrement, prononcer la profession de foi juste avant de mourir.
car le prophète sallam a dit man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhal jannah. Accédera au paradis celui dont la dernière parole est qu'il n'y a point de Dieu qu'Allah, rapporté par Abu Daoud, identifié par Al-Albani. Deuxièmement, mourir le front couvert de sueur, c'est-à-dire transpirer de façon à ce que la sueur coule sur son visage, car Buraïda affirme avoir entendu le messager d'Allah dit la mort des croyants s'accompagne d'une sueur au front. Al-mu'minu yamutu bi'aratil jabin. Troisièmement, mourir le jour de vendredi. Le prophète a dit tout musulman qui meurt le vendredi sera protégé contre les épreuves de la tombe. Cheikh Albani dit vu l'ensemble des voies par lesquelles ce hadith est rapporté, il est jugé bon, authentique. Quatrièmement, mourir au combat mené sur le chemin d'Allah. Allah dit wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla takhafu wa la tahzanu. Allah dit ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah les a accordée, et ravis pour ceux qui ont resté derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre le bienfait d'Allah, qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Le message d'Allah dit celui qui meurt sur le chemin d'Allah est considéré comme un martyr. Cinquièmement, mourir à cause de la peste. Le prophète sallam a dit at-ta'un shahadatun li kulli muslim. La peste donne le martyr à tout musulman qui en meurt, rapporté par Al-Bukhari. Sixièmement, mourir d'une maladie du ventre. Le prophète sallam a dit man mata fil batni fa huwa shahidun. Celui qui meurt d'une maladie de ventre est un martyr. Septièmement, mourir dans un effondrement ou une noyade. Le prophète sallam a dit 5 sont des martyrs: celui qui meurt à cause de la peste, celui qui succombe à une maladie du ventre, le noyé, celui qui meurt dans un effondrement et celui qui meurt sur le chemin d'Allah, rapporté par Bukhari. Huitièmement, mourir des suites d'un accouchement ou pendant la grossesse. Le prophète sallam a dit et martyr la femme qui meurt porteuse. Al-Khattabi dit cela désigne la femme qui meurt enceinte. Neuvièmement, mourir brûlé ou mourir de tuberculose. Le prophète sallam a dit être tué sur le chemin d'Allah est martyr, mourir dans la peste est un martyr, mourir de noyade est un martyr, mourir des suites d'un accouchement fera que la martyre sera traînée par son enfant à l'aide du cordon ombilical. Abdul Awwam, gardien des Bayt al-Maqdis, ajoute celui qui meurt de brûlure ou de tuberculose aussi est un martyr. Cheikh Albani dit le hadith est bon et authentique. Dixièmement, mourir en défendant sa foi, ses biens ou sa vie. Le prophète a dit celui qui est tué alors qu'il défendait ses biens est un martyr, comme celui qui est tué alors qu'il défendait sa vie ou sa foi, rapporté par Muslim. Onzièmement, mourir de la mobilisation, c'est-à-dire le djihad. Douzièmement, mourir de la bonne fin consiste à mourir en accomplissant une bonne action, car le prophète a dit il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Celui qui dit il n'y a point de divinité en dehors d'Allah avec la seule intention de complaire à Allah accédera au paradis. Celui dont le dernier acte est une aumône accédera au paradis, rapporté par Imam Ahmad, jugé authentique par Imam Albani. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وإخوانه. mbokk julli ñi ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ak képp ki topp seen njub ba keroog Yàlla di fay jaami.
mbokk jullit ñi suñu xutba bi tey mi ngi nekk ci mujj gu rafet képp kuy dund rek loolu la bëgg. boo xoolee yéen sa sallam ci ay xutbaam ay mariage yu daan takk yépp dafa bokkoon ci kàddu gam daf ko daan wax lu baree bari yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. ragal leen yàlla dëgg ragal ko waaye ngal la waaye bu leen faatu loolu daa fekk ngeen ni dee nekk ay jullit dëggantaan. loolu dafa bokkoon seen saam daan répété lu baree bari pour soññ jullit ñi la woon ci mujj gu rafet. moo tax njabarkat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci firawna bokk na seen ñaan loolu rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana muslimin. leen firawna bëggee rek dañuy wax ni yàlla nag ñu may xolok muñ ba ñu sax ci diine waaye nag bu ñuy faatu ñu faatu fekk ñu ngi ànd ak suñu ngëm te loolu mooy mujj gu rafet faatu yaa ngi ànd ak sa ngëm. kon mujj gu rafet kon mooy lan mooy nit ki di faatu fekk ni borom subhanahu wa taala defal na ko tawfiix mu tënku ci li ko borom subhanahu wa taala sant ak li mu bëgg ak li mu gërëm waaye mu sori bàkkaar yi tuub leen ba suy faatu mu faatu ci situation boo xam ne situation bu baax la. moo tax yeneen sa salam wax ni yàlla bu bëggee jaam parce que dafa gis saxaaba yi ñu yéemu ci ay nit mu ne bu leen yéemu ci jëfu kenn loolu da ngeen a xam ci fan lay faatoo ci lan lay faatoo muy ndax nit dina def ay jëf yu baax dem ba jub àjjana mu def ay jëf yu bon daal di ciy faatu waaye nit tamit dina def ay jëf yu bon dem ba jub safara mu def ay jëf yu baax daal ciy faatu ci la waxee nag daal ni inna allah ida arada bi abdin xayran istamalahu yàlla kat bu bëggee si ab nammee si ab jaam yiw daf koy jëfloo ñu lan mooy jëfloo ko sa salam muy daf koy yombalal ay jëf yu baax ba mu nekk ci mu waat koy fàtt ci loolu yàlla ñu ko yàlla defal loolu moom mooy mujj gu rafet. moo tax doomu aadama bi dafa war a góorgóorlu ba di ñaan loolu fu mu toll ndax bokk na ci sabab yi maye mujj gu rafet il faut que nit ki am sabab yi ba pare yi tax nga am mujj gu rafet googu bokk na ci mooy li ñu tuddee ixlaasul niyya lillaahi mooy nga selal sa yéene ak sa boroom waaye nga dëggu ci sa boroom dëggu sa biir ak sa biti yépp ci sa boroom. moo tax Anas ibn Nadr moom bokk na ci saxaaba yi nga xam ne dafa rate xare Badr bi jullit yi ñëwee ku nekk di wax naan lii laa fa def affaire daal di naqari ci xolam mu daan ne yàlla Badar de raw na ma waaye Uhud bu ñëwee di nga gis man yàlla di nga gis man li ma lay jëfal mu jël pacte boobu moom diggante ak borom di nga gis li ma lay jëfal. xare Uhud bi mu ñëwee fekk ñu jekk jullit ñi mu ñëw gis gaay di daw muy ñaan lu ngeen di def nii fu ngeen jëm daleen teg Saad ibn Abi Waqaas ni ko looy def nii daan ni ko gaay yi li ñuy daw man set naa ci wicc daan ne wallahi maa ngi giñ ci yàlla ni tey xetu àjjana mi ngi may xeeñ lu bokk ak Uhud bi ma nekk daal di rocc jaaseem di xeex ba ñu ray ko bi ñu paree bi ñu koy wër mënuñu ko xàmme ndax jaas yu bari yi ñu ko dóor ba kenn mënu ko xàmme ba benn jigéenam sëram moo ñëw xàmme ko ci benn légét bu nekkoon ci moom ni benn jaaro bu nekkoon ci moom ca la yàlla wàccee aaya daal ni minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada na'bahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila liyajziya allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim inna allaha ghafuran rahima kana ghafuran rahima. borom bi subhanahu wa ta'ala daal ni Jibril demal ca xare ba nga wax leen ni ci jullit ñi am na ay champion yoo xam ne lañ diggee woon ak yàlla dëggal nañ ko tey mooy Anas ibn Nadr mi ci la bokk mu ne am na ñoo xam ne faatu nañ tey moo ngi nii kii am na ñoo xam ne beneen yoon dinañu faatu ci yenn xare ndax ñoom duñu soppeeku ngir lan li yajziya allahu sadiqina bi sidqihim yàlla ne ma fay ñi dëggu woon seen diggante ak sama borom ma dëggale leen ko waaye ma mbugal ñi nga xam ne ay naafeeq lañ su ma neexee wala ma jéggal leen. kon il faut que nit ki sellal yéenam diggante ak boromam pour yàlla yombal ko loolu. benn ci ay arab yi mooy kaw arab yi dafa ñëw ci yéen sa sallam daal di tuub ànd ak moom yéen sam dem xare Xaybar bi ñu jógee xare ba mu dem di sàmmal saxaaba yi yéen sam daal di séddale butin bi mooy li ñu gëj ci xare bi jox ku nekk daal di am ngeen jox leen ko bi ñu ñëwee fekk muy sàmm ñu ko jox ko mu ni lii lan la ñu ko yéen sam moo la jox sa wàll ci xare bi mu daal di koy jël yóbbu ko yéen sam daal ni ko lii lan la mu ni ko mooy sa wàll mu daal ni ko déedéet man du lii laa la toppee xam nga lan laa la toppee ma dégg dugg ci biir xare ñu dóor ma xeej fii mu fël fii ma dee dem àjjana
yem sam daan ni waa ji bu dëggalee li mu wax ci yéeneem yàlla dina ko dëggalal. xare Xaybar bi mu amee mu dugg ci xare bi mu jeexee yem sam gaa yi daal koy jàpp indi ko yem sam fekk ñu fi mu tegoon loxo bi ñu doon ko foofu xeej mu génne fii yem sam daal ni dëggal na yàlla dëggal ko daal di koy sàng jullee ko ñu suul ko bokko ñaan yamu ñaanoon daal ni allahumma haza abduka xaraja muhajiran fi sabilika mu ni thumma qutila wa huwa shahidun wa ana alayhi shahid. yàlla kii sat sa jaam la génn immigré sap yoon ñu rey ko mu nekk martyr man mii Muhammad maay ki koy seede. kooku dafa dëggoon boppam. kon bokk nañ saaba yi mooy nit ki di bari di sax ci ay jëf yu baax nekk ci moom la yàlla wax ne inna allazina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu ñi xam ne dañoo dax ni yàlla yow yaay suñu buur yow lañ gëm dëggal la loo bëgg ci la ñuy nekk loo bañ moom la ñuy bàyyi yàlla nee na ñu daal ci sax am ci constance. yàlla nee na tatanazzalu alayhim malaaka an laa tax bu ñuy faatu malaaka yi dañuy baagante di yéeg ka wàcc ñëw di leen dëggal naa leen bu leen tiit bu leen jàq bu leen tiit fekk ngeen jëm na ajjana mu ngi leen di xaar bu leen jàq seen njaboot ngeen bàyyi yàlla leen sàmm. wa abshiru kii faatu la ñuy wax loolu de bégal kontaanal bil jannati allati kuntum tu'adun ci ajjana bi nga xam ne yàlla moo la ko diggoon yow fa nga jëm tey. nahnu awliyaukum fi xayaati dunya wa fil axira ñun ñooy seen àndandoo fii ci àdduna ak ci àllaaxira walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun yàlla ni ko kontaanal lépp loo bëgg ci ay xeetu neex di nga ko am tey jii nii lépp loo sàkku dañ la ko jox. mu ni ni neex na de fu mu ko jëlee mu ni ko nuzulan min ghafurin rahim mi ngi jógee ci ko xam ne kuy bëri yërmande la ku bëri ku mën a jéggal la muy yàlla. loolu la yàlla wax ci ko xam ne dafay sax ci ay jëf yu baax mu jëm ni lay mel xam nga kiy dee malaaka yi ñëw di la bégal kooku mooy ki saxawoon ci pasas bu baax saxawoon ci ay jëf yu baax nekk ci bañ a nekk weeru koor rek lay jaamu yàlla wala yenn occasion bu ñëwee ñu ni jour sàngam jour jaamu yàlla bis bu màgg la mu ñëw jaamu yàlla pay waat nekkaat ci leneen mooy ki am constance ci jaamu yàlla defal loolu. kon loolu da cee bokk bi ci des bokk na ci saaba yi tax nit ki am mujj gu rafet mooy muy bari muy fàttaliku dee. yéen sa sallam moo wax saxaaba yi ni kuntum nahaytukum an ziyaratil qubur maa leen tere woon dem ziyaar ji bàmmeel yi maa leen ko tere woon fal aana zuruha yuzakkirukumul mawt wala yuzakkirukumul axira maa leen tere woon ngeen dem ci bàmmeel yi ndax ragaloon ñu fay def ay raay bàmmeel ak nangam na comme li mu doon togg si ñoom ñoragul bi ne ba jàngal leen ni ñu ziyaare bàmmeel am duñu ëppal ci nit ñu baax ñu nekk si bàmmeel yi muy léegi nag mën ngeen a dem ziyaare ji ndax da leen di fàttali yawmal qiyaama da yéen sax naan da leen bari di fàttaliku liy mabbu bànneex yi muy dee loolu dafa bokk si mbir yi nga xam ne dafay may mujj rafet kon loolu ay mbir yu baree bari la dafa am nag ay mandarga yoo xamante ni moom la ñu tuddee mandarga yi mujj rafet ndax yéen sa salaam dafa wax ni man ahabba liqaa allah ahabba allahu liqaahu wa man kariha liqaa allah kariha allah liqaahu képp ku bëgg dajanteeg yàlla dina bëgg dajante ak yow waaye képp ku bañ a dajanteeg yàlla dina bañ dajante ak yow saxaaba yi daal ni ko ndax dee la loolu ñun ñëpp dañoo ragal dee de ñun ñëpp dañoo bañ dee muy du loolu de li muy wax ni mooy nit bu fekkee ne ni faatu dikkal na ko bi muy faatu malaaka yi ñu di ko bégal ci àjjana ni ko yow kat pareel dem nga mu ne instant yooyu jullit dafay gaawan bëgg dajanteeg boromam yàlla yi dafay bëgg dajanteeg moom mu ne waaye ki nga xam ne dafa nekkoon ci ay caaxaan nekk woon ci yoon bu baax mu ne bu muy dee malaaka yi ñëw di ko tëkku waaye di ko xamal ni tey jii day ci perte nga jëm mu ne instant yooyu kooku dafay bañ a dajanteeg boromam mu ne yàlla yi dafay bañ a dajante ak moom moo tax doomu aadama bi dafa war a góorgóorlu di sax ci jëf yu baax ndax loolu moo koy may loolu moo tax mandarga yi wane ni nit ki buy dee ñu ni mujj rafet mu ngi nii yu bari la boo xam ne jàngat nañ teg si ci wàcc yëpp waaye mënuñu tudd yëpp mais dañ tudd yenn bi ci njëkk bokk na ci doomu aadama bi di faatu mujj kàddam nekk laa ilaha illa allah loolu ci kan la yomb mooy ko xam ne dafa dëggaloon ci àddunaam ci dundam da doon jëfee laa ilaha illallah ni mu waree kooku moom buy faatu yàlla koy yomba mais li muy yomb laa ilaha illallah gi koy wax ni booy faatu te dundoo ko woon doo ko mën a wax moo tax mu ne képp xam ne mujj kàddam nekk na laa ilaha illallah dafay dugg àjjana yàlla ñu ko yàlla defal bi def mooy nit ki di faatu nga gis ko jëbi di ñaq di tuuru loolu daa bokk ci wane ni kii nitu àjjana man la mujj gu rafet la am ndax yéen sa salaam moo wax ni
mawtul al mu'minu yamuutu bi araqil jabiin mu ni jullit bi gëm yàlla de buy faatu da ngay gis jëba di sotti ay ñaq di sotti rek ay ñaq kon loolu daja bokk ci mandarga yi ñetteel ba mooy koo xam ne dafa faatu bisub ajjuma moo xam guddi ajjuma la bisub ajjuma mu daal ciy faatu kooku yéen sa salam ne képp koo xam ne faatu na bisub ajjuma yàlla du ko mbugal yàlla da koy soril mbugalum bàmmeel kenn du ko ci mbugal Cheikh Nasruddin Albani nee na xadis bi yoon yu bari jaar na ci waaye bu ñu dajalee yoon yëpp xadis yi mën nañoo wax ne xadis bu wér la wala xadis bu xasan la bokk na ca mooy nit ki di faatu fekk mi ngi ci jihaad ci yoonu yàlla mu dem ñu rey ko foofu day dugg àjjana ndax yàlla moo ko wax ne bu leen yaakaar ni ñi xam dañoo dee ci yoonu yàlla dañoo dee de mu ne déedéet ña nga fa seen boroom ñu leen di wërsëgal foofu mu ne farixiina bi ma ataahumullah ña ngay kontaan lool ci leen yàlla jox waaye ñi kontaan ci liñ bàyyi seen gannaaw ndax lan dañ naan leen bu leen tiit ci fa ngeen jëm waaye bu leen ragal ci li ngeen bàyyi seen gannaaw wax dañuy kontaan juróomeel bokk na ci mooy nit ki daal di dee ci feebaru peste wala benn épidémie boo xam ne da caa faatu épidémie ñëw nga cay faatu yéen saa moo wax ni attaaun shahadatun li kulli mu'min wala li kulli muslim mu ni feebar épidémie yi mu ni martyr la maanaam shahada la ci bépp julit boo xam ne dee na ci rek dafay dem ajjana loolu yéen sa moo ko wax bokk na ci juróom-benneel ba mooy nit ki faatu ci biir buy metti biiram moo doon metti mu daal cay faatu loolu bokk na ci mandarga yi wane ne nit ki dafa am mujj gu rafet biir buy metti mu daal cay faatu waaye yéen sa moo ko wax man maata fil batni fa huwa shahidun képp ko xam ne dee na ci mettitu biir mu ni kooku texe na shahid na kon loolu ci la bokk na ca juróom-benneel mooy comme dafa dee fekk daa am lu màbb ci kawam kooku wala sax mu daal di lab yi may tudd nii yëpp mooy ginnaaw ga bu fekkee nit ki mi ngi wétal yàlla lu ko lii di amal njariñ nit ki bokkale yàlla moom li du ko amal benn njariñ nit ki mi ngi wétal yàlla yii nag daal di nekk ci ay mbiram bu boobaa nag lay ko yow di jariñ moo tax yenn saa mu ni képp comme ne dafa faatu fekk ni dara dafa màbb ci kawam wala sax mu dee ci lab mu ni na xam ne kooku shahid na moo tax yenn sax dafa ne juróom a ngi nii dafa bokk ci texe ci maam siñu mujj gu rafet mu ni koo xam ne dafa dee ci pes wala koo xam ne dafa am lu màbb ci kawam wala mu dee ci biir buy metti wala mu lab wala dara màbb ci kawam mu ni wala mu dee ci yoonu yàlla nekkoon ak nu mu ca nekkee daat cay faatu xadis boobu Buxaari ak Muslim yépp génne nañu ko bi ci des mooy huitième bi yéen salaam mu ni képp koo xam ne dafa faatu wala boog bépp jigéen boo xam dafa faatu fekk mi ngi matu wala mu dee ci ëmb nga xam ni kooku loolu mujj gu rafet la ci moom moo tax yéen sam wax daan ni shahid na mooy texe na képp koo xam ne dafa dee fekk mi ngi ëmboon Imaam Xattaab wax ni mooy jigéen boo xam dafa ëmboon bi muy faatu kooku bokk na ci mandarga yi mujj gu rafet bokk na ci it moom koo xam ne dafa lakk ci ab incendie la faatu loolu mandarga yi mujj gu rafet la wala mu dee ci feebaru tuberculose loolu it tuberculose day wane ni mujj gu rafet la yéen sax moo wax ni képp xam nañ ko rey ci yoon yàlla texe na képp xam dafa dee ci pes texe na képp xam dafa dee fekk dafa lab texe na ak koo xam ne dafa dee fekk dafa am lu màbb ci accouchement la dee kooku texe na xale bi moom mooy koy diri ak cordon ombilical ba biir àjjana Abul Awaam daal di wax ni képp ko xam ne dafa dee ci lakk moom moo ci dolli ak tuberculose muy dugg na àjjana Albani bi mu jàngate xadis dafa ne xadis bi xadis bu wér la bi ci des mooy fukkeel bi nit ki ñu rey ko fekk mi ngi doon défendre ngëm yàlla am wala muy défendre dundam wala ay bienam nit ñëw song ko di ko agressé wala mu ko def nangam muy défendre boppam ba ñu rey ko moo tax waaj bi mu ñëwee sàmm ni ko boo fekkee nit dafa ñëw di ma song bëgg na nga sama alal ma xeex ak moom yenn saam ni ko mu ne yenn saam nu muy demee su ma ko rayee nag yenn saam ni ko boo ko rayee mu dem safara mun su ma rayee nag mu ni ko nga dem ajjana moo tax jullit bi warul ragal ndax loolu yenn saam moo tax képp ku ñu rey fekk yaa ngi doon défendre sa alal xamal ni yow texe nga 11e bi mooy ko xam ne dafa dee fekk ñu ngi waajal jihaad ci yoonu yàlla mu daat cay nekk ca préparation ya garde baak yooyu ba dee fekk ko ca yém sam ne kooku mujj rafet la bi ci mujj mooy ci yenn yi tudd tey ëpp na yi
mooy koo xam dafa dee fekk mi ngi nekk ci ay jëf yu baax moo tax yéen salaam mu ne képp ko wax laa ilaha illallah fekk mi ngi ci sàkku ngërëmal yàlla mu ni kooku bu deewee shahid na waaye képp ko xam ne dafa wooru na enfilé yii sàkku ci ngërëmal yàlla mu dee ci texe na loolu mujj gu rafet lay wane ak képp ko xam ne dafa saraxe après mu faatu ci loolu mu yàlla daf koy may mujj gu rafet moo tax da nga gis ci àdduna bi da nga gis ni ñoo xam ne seenu dee dafay rafet lool waaw bu ñuy nettali Abu Zur'a jàngalekat bu mag la woon ci wàllu xadis moo tax yéen saam dafa ne képp ko xam ne nit ku nekk ci li ngay dund ci li ngay faatu moo tax dañu moytu bu baax a baax li ñuy habitude yi ñuy am habitude yi ngay am ñaare booy faatu ci habitude yooyu ngay faatu yéen saam ne képp ko xam ne dund na ci benn mbir ci ngay faatu sooy dekk ci ngay dekk Abu Zur'a jàngalekat xadis bu mag la woon bi mu feebaree rek mi ngi met biir baa ngi metti peste moo ko jàpp moom yi mboolee bari ba pare ñu gis jébi di sotti ay ñaq benn ci ay xarit ay taalibeem toog nii kenn ki daal ni Ibnu Muslim daal ni ko yow lan nga dégg ci xadis yenn sa muy wax ne kii faatu ba wax laa ilaha illallah lan nga dégg ci moom waaye bi mu tàmbali rek fekk Abu Zur'a mi ngi koy dégg mu daal di yëkkati bopp bi daal ni dégg naa diw mu nettal ci diw mu neppal ci jëli mu jëlee ci Anas ibn Muaz ibn Jabal mu fekk mi ngi soirée mu ne yéen sa sallam nee na képp koo xam ne mujj kàddam nekk na laa ilaha illallah day dugg ajana daal di faatu xoolal li mu doon jàngale ci loolu la ko yàlla faat nit ku nekk la koy tàmm di ko def ci loolu ngay faatu imaam Ahmad bi muy faatu dafa tëdd nii nit ñi wër ko nongo yi naan ko waxal laa ilaha illallah mu naan déedéet daal di xëm bi mu toogee yàgg mu xemmili ko fekk ñëpp def nii jàpp seen gémmi mu daal di leen lu xew ñu ni ko dañ laa wax baat nga naan déedéet muy waxuma leen de mu ni seytaane di iblis moo ñëwoon naan ma rëcc nga ma imaam rëcc nga ma yaa ngi àjjana maa ngi ko déedéet rëccaguma la daal di ni maa ngi seede ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di faatu kon seytaan du la bàyyi ba bi ngay sukuraat moo tax kenn du ni diw mi ngi àjjana wala mi ngi safara loolu insa moo ne diw mi ngi ayool yu safara mais su ko waxul mënoo ko wax ndax xamoo ci lan la faatu rafet njort rek ngay am ci nit ki ndax xamoo ci lan la faatu Omar ibn Abdul Aziz imam bu mandu boobu sët Omar ibn Xattaab li muy faatu dafa jékki-jékki daal ni néeg bi yéen ñëpp génn leen ñu génn mu daal ni dal leen ak jàmm kanam yi may gis mu ni du kanamu nit du kanamu jinne dal leen ak jàmm gaay ne ñu taxaw ci bunt bi dégg ko mu naan muy jàng benn ay alxaan naan tilka daarul axira naj'aluha lillazina laa yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin mu ni loolu mooy kërub ajjana yàlla nee na duma ko dencal koo xam ne day yàq ci kaw suuf wala muy rëy rëylu daal ni mujj gu rafet ñi gëm yàlla ñoo ko moom daal di faatu loolu mooy mujj gu rafet ñu nettali benn imam boo xam ne ni jàng noddukat la woon bi mu feebaree gaa këram di jooy mu ni lu ngeen di jooy 50 ans maa ngi nekk si jaamu sama borom kontaan leen ci daje bi ma daje sama borom kontaan leen ci loolu mu jékki-jékki dégg ñoo allahu akbar lu may dégg noonu ñu ko mu ni jàpp leen ma dem ca jàkka ja gaa yi ni ko dee dangaa sonn moo def nanga mu ni yóbbu leen ma ndax damay dégg wóote yàlla te duma wuyu ji ñu yóbbu ko fekk imam wala kooku dafa nekk sukuraat de bokkul ak yow mi xam ne ni yaa ngi wér péng dara jotu la ngay dégg kaay leen ci julli bi kaay leen ci mbégte mi di wute ci jul nga toog yegg say film mu nekk say nangam te doo wuyu ci kii mi ngi ci sukuraat ndax dafa ko taam moo tax te yàlla li ngay nekkoon dafa màndu ci li ngay dekk ci la lay rey ñu daal di koy jàpp yóbbu ko mu fekk imam mi ngi julli timis imam bi daal di julli premier rakk deuxième rakk ci la daanu faatu li ñuy wax ni bu yàggul la ci benn ndaw ci jamono yii ndaw loo xamante ni dafa fonkoon jàkka lool noddkat bi mooy nettali de muy ndaw dama gis avant fajar mu dugg si ma gis ko muy julli ñaari rakk fajar mu daal di sëgg si jot lu yàgg maan ko yow sa si jot bi yàgg na de yaa ngi ñaan rek ne ñu dem bay taxawal siggiwul nee na ma daal di koy tàpp nii rek ndekete faatu na mu ne mi ngi faatu ci jamono yi mu doon si jot ndax loolu moo nekkoon dundam kon nit lépp lu mu nekk rek di ko jëfe loolu ci lay faatu te loolu mooy mujj gu rafet mooy nga faatu fekk yaa ngi nekk lu neex yàlla yàlla ñu ko yàlla defal rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتكم يغفركم الله. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.